ci yoon xeere si jàppe ma noon li ma juñ jokkatu boon salaamu aleyka lay nuyoo riir sa bopp di way na yoo men you know where I'm from gaynde maaj bi lay wuyoo ñettal bit bi ba mu nice na liggéeyu architecte raxas maaj bi ba mu sec kila wax ci teg rap góor jigéen yi dee yëfër yi. salaamaaleykum chers téléspectateurs salaamaaleykum chers internautes de IDTV Prince la dans votre émission Kaay Teg Si Brick votre première émission rap bi nga xam moo am ci wàllu Daara Jolof dafa ne suñu premier numéro ak ki nga xam moom mooy Elbas te dañu war a tey suñu deuxième numéro ak ki nga xam moom mooy Mr Dou mu nekk l'enfant chéri de Guigui Ndiobène jàkkaarloo la neex nga ci wax Mr Dou Prince nuyu na la si biir Kaay Teg Si Brick. maa ngi lay fay DJ Prince aussi vraiment di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñi ngi seetaan à cet instant IDTV aussi vraiment di rafetlu sa invitation bi nga xamante ni invité nga ma ko vraiment di kontaan lool parce que c'est la première fois que ma assisté fii nii ci studio bi donc vraiment am naa contentement lool pour que ñuy partager émission bi aussi di ñaan yàlla que mu bokk ci émission yu gën a parfait. ok. mu nekk noonu ki nga xam mooy Mr Dou tey moom la ñu invité suñu biir émission bi nga xam moom mooy Kaay Teg Si Brick naa la mooy émission bi nga xam ne ni moo la jox rap ba mu doy international la ñuy wax national mais dañuy commencé local ndax wolof ñaa dina bay si say weewu tànk moo tax tey ñu bëgg a commencé li nga xam mooy suñu ay booy nit ku ne fi nga dëkk nga am moo tax ñu bëgg a jël suñu booy valoriser leen découverte xool ñoom ñooy ñan li ñu war a yëngu rap bi na la ñuy wax nag tey nag ñu dalal Mr Dou nag man bi ma koy xam wala li nga xam moom moo ko mooy tey turam bi mu am tey ci wàllu rap bi mi ngi nekk en 2015 bu génnoon benn son tuddee ko Navétane yaakaar naa yéen ñëpp yéen a ngi rappelé son boobu noonu mu nekkoon Rest in Peace bi nga xam ne si war ay ñoom Moustapha Ngom ay ak yeneen ñi nga xam ne dañoo génnoon àdduna yàlla xaral ak yàlla Mr Dou way leen si son boobu moo ko lancé woon Mr Dou balaa ñu dugg ci waxtaan baax a baax mën ngeen xam kan mooy Mr Dou. waaw bon donc yaakaar naa ne à travers le Jolof moom jaratul may présenter sama bopp mais à travers le monde entier il faut que ma présenter pour ñi nga xamante ni et que dañ doon dégg Mr Dou xam réellement et qui est Mr Dou voilà donc Mr Dou doon na benn jeune bi nga xamante ni mi ngi dëkk Daara Jolof donc vraiment aussi tamit ay parents nekk Mauritanie Nouakchott voilà donc nekk élève en classe de terminale mais aussi nekk ci musique alors donc commencé carrière musicale am en 2015 voilà nekk benn jeune bi nga xamante ni dafa ambitieux aussi tamit bëgg fiefam mi Jolof voilà en tout cas bon tout court Mr Dou benn doomu Jolof la qui veut aussi bien sûr la réussite de la commune Daar. ñu ngi noonu Mr Dou doomu Jolof la ba tax ne yéen doomu Jolof dégg ngeen bu baax rappeur la si rappeur la yëngatu porteur de voix la mais mën nañu xam ba tey Mr Dou moo xam naa ne sa tur dëgg lan mooy sa tur original. waaw man sama tur original Abdou Diakhaté lañ may wax. mais ñu bëri Mr Dou bi lañ gën a xam. parce que Mr Dou bi tur bi mi ngi juddu si ba may dugg ci musique parce que maa ngi fàttaliku en 2008 dama doon jàng sama benn professeur ku ñuy wax monsieur Diop di ko saluer passage donc dama bëggoon anglais donc le fait que ma bëgg anglais def ko sama langue préférée donc bu may introduire tableau naan ma Mr Dou gis nga maanaam au lieu que mu wax Mr Abdou mais dafa def Dou Mr Dou donc mu jógee gars yi école bi ñëpp di ma wooy Mr Dou donc ma dem ba benn instant gis ni tur bi daal que neex na ma te aussi tamit gars yi xam nañ tur bi am na ampleur ci école bi voilà donc nag bon tur bi continue donc ay événement di xew école gars yi di ma invité mais yow Mr Dou voilà donc tur bi fly quoi. kon mën nañu wax tur bi daal ab ki nga xam ne moom mooy monsieur Diop moo tax nga daal di wéy li nga xam mooy Mr Dou. sànq ñi nga wax li nga xam moom mooy sa première son muy en 2015 mu nekk li nga xam mooy Navétane nekk son bi nga xam tey jàpp na sa carrière baax a baax mu nekk sa première son mais Mr Dou mën nañu xam tey yow lan moo dugal ci wàllu rap bi nga yëkkati rek musique en général nga ne man tey damay jóg lépp bëri na fi nga ne man damay dugg ci wàllu musique lan moo tax. waaw bon donc comme ni ma ko waxee woon ci yeneen émission yi rek man musique lu ma ci dugal d'abord c'était la passion c'est-à-dire bëgg-bëgg la woon parce que musique dafa neex ñëpp a xam ne musique lu muy def ci doomu aadama donc daf lay consoler aussi des fois nga si jëlee njariñ donc loolu tax ma gën a am ambition ma gën a am bëgg-bëgg pour dugg ci musique alors beneen bi mooy que man ki nga xamante ni moom laa defoon sama idole mooy Michael Jackson. voilà donc yàlla na ko yàlla xere aljana te xëñu aussi tamit Pakouti. Rest in Peace aussi donc ñooñu ñoo nekkoon samay idole ci wàllu musique
parce que ñooñu dañoo amoon benn don bi nga xamante ni fu ñu waxee nit ñi déglu leen aussi tamit dañ doon passer ay messages voilà donc ma ni pourquoi pas donc man ma jéem a def ni ñoom parce que man d'abord dama yàgg bëgg di teewal population bi d'accord di teewal ñoo xamante ni vraiment di engagé c'est-à-dire bon nekk porte-parole des sans voix et aussi tamit le défenseur des faibles man j'ai toujours aimé ça alors donc pour ma def ko pour ma mën leen a waxal c'est à travers la musique que laa ko mën a amee voilà donc nag je me suis engagé pour ma dugg ci musique pour mën a wax li ma bëgg wax mais plus engagement bëgg aider si nga xam moom mooy du ma wax sax daara mais waaw Sénégal wala monde bi sax à travers le monde entier voilà Mister Dou mën nga xam ba tey par exemple comme ni nga ko waxee léegi da ngaa amoon ay idoles yi nga xam moo dugg ci wàllu rap bi mais Mister Dou instant bi dafa bokk ci benn label wala day dem ak moyen boppam parce que rap bi fi mu toll dafa métti trop foog nga am ñu la jàppale am na ñu la jàpp ne sa ginnaaw wala waaw à vrai dire wax dëgg yàlla bokkuma ci benn label mais nag gis naa label bu ne mais it boo nekkee ci yoon xam li nga bëgg te mu leer ni que yow mi am nga talent donc faaw nga xam fooy teg sa tànk des fois am na ñoo xam dañ lay woo pour nga liggéey ak ñoom mais en réalité dañ lay bëgg utiliser alors que man vraiment nekk naa ci benn stage bi nga xamante ni lépp lu ma war a def rek dafa war a doon lu professionnel dafa war a doon benn affaire boo xamante ni c'est du wàllu nax dégg nga donc loolu moo waral nii yàkkamtiwuma sama àdduna yàkkamtiwuma si sama carrière musicale que may teel a signé si benn label voilà donc samay moyen bopp laay demee donc moom ma may ci li tey ma am di si sant yàlla bu baax a baax mais nag bon je suis prêt pour les labels qui veulent de moi voilà parce que artiste là dama fi nekk di teewal population bi képp ki nga xamante ne daf ma woo ci liggéey aussi tamit woo ma ci respect dinaa ñëw liggéey yow mais nag wax dëgg yàlla à cet instant gisuguma label bi nga xamante ni doy na ma mu wóor ma ni que kii su ma demee dinaa liggéey moom te du ci am nax loolu moo tax boobu léegi nekkuma ci benn label en tout cas à cet instant samay moyen bopp laay doxee voilà mën na wax moo tax instant bi yaa ngi débrouillé pour demee say moyen bopp voilà mais bu ñu waxee sànq dama ne sànq mooy commencé dama ne rap international national ba local mais instant bi su ma dox Mister Dou tey jii noo gisee balaa muy wax rabu daal noo gisee rabu Sénégal instant bi ñu toll waaw bon rap Sénégal am na avancement parce que lu tax mu am avancement mooy que ni gis nañ ni que léegi maanaam rappeurs yi dañuy gën a avancer c'est-à-dire dañuy gën a multiplier wu voilà gars yi léegi ñu ngi gën a try ñu ngi gën a job voilà aussi tamit ñu ngi wax lu am importance parce que à travers ci politique bi rek des fois am na ay rapports yoo xamante ne dañuy génn ay sons yu exceptionnels sons yi nga xam ne dafa important yi nga xamante ne dafa non seulement dafa engagé mais dafa nekk yenn sound yoo xamante ni boo leen dégloo donc dañ lay yee à travers la politique c'est-à-dire di leen defal naan politique jarul lii loolu artiste rek moo ko mën donc artistes yi ñu ngi góorgóorlu ci côté boobu noonu di ko def di yee population bi te à chaque fois que day gën a yokk vraiment jàpp naa ne rek Galsen mi ngi avancé ci côté boobu gars yi ñu ngi conscientiser population bi pour que ñu xam lu ñuy def bañ a topp seytaane voilà. loolu ci côté national bi la woon mais boo ñëwee tey sa dëkk sa diwaan fi nga xam moom ngay représenté mooy li nga xam mooy daara bi instant bi rabu daara su ma la waxoon tey rabu daara par rapport booy yi ñëw nga xam ne y a plusieurs booy instant bi ku nekk nga bëgg a rab ñi bëgg a dugg ngir buzz ñi bëgg a dugg comme ni ko kon tañ bépas elbas ngir xale yi ñi bëgg a dugg pour am tur rek mais Mister Dou instant bi ñoo gisee rabu daara bi fu mu toll actuellement ñii waaw xam nga man je préfère parler de la musique en général d'accord parce que daara nañ ma baal parce que benn côté dañu xaw a réeré mbir tuuti parce que ñoom rap non c'est la musique d'abord en général parce que boo nee rap rek ñëpp dañuy dañuy am fu ñuy caler seen bopp na rap parce que xam na rap lu muy signifié ñëpp xam nañ ko rap mooy lan mais il y a des gens qui sont ici ñi nga xamante ne dañuy def ay R&B day mbalax ay day def ay soul loolu am na mais c'est la musique mais lépp ci daara la voilà gis naa ni que daal musique gu Jolof benn côté dafa xaw a des na lu bari en retard donc lu des ci musique gu Jolof ñun ñëpp xam nañ ko parce que première chose mooy que artistes yi liggéeyatuñ à vrai dire parce que bu fekkee ni que da nga nekk artiste nekk daara à chaque fois ngay diŋanteeg mbagg sa moroom di ko jéem a di xajamal lu muy def donc loolu du avancement kenn ku nekk da ngay nekk ci sa yoon bay sa waar
yow jéem a def li nga xamante ni mooy soxla askan bi mais buñ la jënd sa moroomu artiste di ko nekk di diranteeg moom mbagg loolu dafa bëri daara loolu moo tax rab daara avance wul beneen chose au que artistes yi nekk daara jàppale wuñ leen. ci ban côté jàppale na leen. bonne question parce que boo xoolee tey artiste bu nekk daara pour mu génn benn son il va falloir que mu dem dem ba Dakar wala Mbacké génn fa son ñëwaat normalement daara waroon na am benn studio boo xamante ni day produire les artistes qui sont ici. normalement amul daara amul benn lieu boo xamante ni on y retrouve beaucoup d'instruments musique yoo xamante ni des fois artistes yi dañ fay jàng di jàngal gi ay guitare des fois ñu ne ni jàngal ñi def ay cover di way xool seen voix mais amul daara donc loolu lépp pour nga def ko il faut que nga génn ailleurs te loolu lépp dafa war a am Jolof loolu lépp amul Jolof donc daara il y a trop de rappeurs qui sont ici mais il y a peu de personnes de rappeurs talentueux boo gisee ma wax la loolu mooy que ñu bëri dañoo jékki-jékki rek dugg ci musique di dem rek bu ñu génnee benn sound ñu leen sound bi nice na ñu nekk di dem rek yem daara nag di travailler te alors que du fii kese fii amul dara je vous dis je le répète fii amul dara fii xam na la am nga génn sound gars yi ne la nice na des fois sax ñu lay wax nice na duñ xam musique léegi yow da ngay demee ak gumba taxlu da ngay dem rek di xam nga fooy teg sa tànk fii amul salle musique amul studio bu baax amul dara loo xamante ni c'est-à-dire dafa lié ak musique kon donc loolu nga fi mën a liggéey rek lu mën a original voilà man daal li may wax mooy que daara musique bi vraiment dafa des de trop. des na lu bëri fii artiste bu nekk daara ngay gis mu organiser benn concert du am 10 personnes loolu bëri nañ fi. gis nañ ko mooy tey mooy barki démb mu tëgg benn concert bu neex macha allah mu nekk 8 mars mu nekkoon spécial yi nga xam mooy sargal jigéen. 8 mars bi passé mais gis nañ nga ak effort yi ñu ci def yëpp pour bëgg a bégal population daara bi pour bëgg leen a bégal bëgg leen a wan ne kan mooy Mister Dou gaa am na ñu ñëwoon mais ni mu waroon ñëwee ñëwu ko parce que dama seetlu benn mbir si loolu maintenant muséum di maa ngi jégalu moo ko fi def mu xaw am ay nit mais à part moom man xaw ma yéen ci côté communication moo des par rapport ak moom par rapport ak moom bu defee concert dana fees dana am nombre de personnes mais par rapport bu dul muséum di yeneen artistes bu ñu defee concert récemment Elbas def na benn concert bi nga xam ne au moins sax moom amoon na beaucoup de personnes mais à part yeneen rapport ñun jéemuñ sax def benn maanaam communication bu moo jàll normal foofu tamit part de responsabilité si yéen la nekk. waaw xam nga je vous rappelle bien. man wax naa ko ci benn rajo. barkaat yi démb. gis nga population bi ñun artistes ñoo leen di invité pour ñu ñëw assister seetaan ñu. loolu ci artiste moo koy liggéey. man def naa concert le 8 mars. bon xamul comme ni ko gars yi doon xaaree. mais au moins am na ay nit. parce que tey y a des grands artistes qui sont ici de Jolof ñu def concert bu yàggul man maa leen gën a xumbale loolu ñëpp teg na seen bët voilà donc man tamit boo gisee concert bi lu tax sax mu xaw a ñàkk tuuti nit man maa ko def parce que bu fekkee ni que yaa ngi fi woon le 6 avril 2017 organisé woon naa benn concert centre culturel na la meloon dafa fees dell ba nit ñi di taxaw si ko miir yi gratuit laa ko defoon mu am benn déborde ma ñëwaat organiser benn concert boo xam ne dama ko tuddee jigéen ñi invité ay autorités ma xam ne ñooñu bu ñëwee dañoo bëgg nekk ci benn état bu aisé. nekk à l'aise seetaan musique bu Jolof donc ma ne damay utiliser benn c'est-à-dire benn système boo xamante ni affaire bi du déborder ma def ko entre sur invitation soutien xool ñoo xamante ni jàpp naa ne bu ma leen invité dana ñëw musique moo leen indi duñ déranger ma jox leen samay invitation soutien ñu ñëw. mais loolu la mais bu fekkoon ni que dama ko def gratuit mais kon kenn waxatu ko kon gars yi day fees kon ba gars yi di yegg si ko miir yi man maa def système boobu ce n'est pas que man maa tëgg feesul non man sant naa yàlla bu baax parce que à travers le Jolof lu ma def gars yi dañ may wuy si parce que man maa ko liggéey man maay génne ay sound yoo xamante ni au moins nit ki dana ko dégg comprendre wala nit ki dana ko dégg mu yeela man saagoo ma kenn man xasuma kenn man defuma lu salte lu rafet laa def kon donc boo gisee concert boobu noonu mu am benn nombre de personnes boobu noonu man maa def système boobu parce que dama bañoon déborder dama bañoon mu nekk benn concert boo xam te ne ça sera très organisé lu ko waral mooy ko autorité yi fay teew voilà. ci loolu nga xam ne dégg ngeen ko baax a baax moo ko bëggee woon noonu maanaam jublu si pour mu fees mais dafa bëggoon a wane li nga xam mooy message bi nga xam mooy wàllu liggéey maanaam si musique bi
à travers ay son yooyu yëpp ñu gis mu defoon récemment sargal jigéen ku bëgg jigéen ku bëgg yaay nag ba tax na génn benn son bi nga xam tuddee ko Mama moom Mister Do bi nga xam ko bëgg yaay trop yaakaar naa loolu sa diggante ak sa yaay kenn laan waaw dañuy wax mooy sa xarit ak yooyu noonu. waaw dëgg la ba tax na nga génn benn son jagle ko dañuy bàyyi téléspectateurs yi ak suñu mbokku internet ñu daal di déglu son bi nga xam mooy Mama bi nga jagle sa yaay bi. KB on the beat. may xool sama yaay yërmande bi daw sama yaram suma xalaatee li nga daj ma mu sëgg di jooy sama mbëggeel ci yow mi ngi mel ni géej si gi xool asamaan KB on the beat. She is the one for me. She gave love to me. My love for my mom will continue to burn bright. I'm so sad when I see you cry. My mama. She is my queen. She is my love. KB on the beat. Oh mama, I love you. It will make me happy when I see you. Hey mama, come next to me. Every day I need you. Every night I need you, mama. bokk na si ay son muy Mama nga bëgg sa yaay trop moo tax mu jëlee ko son bi à travers li nga xam moom mooy yaay yi ñëpp ñu jox son bi nga xam si biir moom képp nga xam ne yaay na ci kaw suuf ñu lay jox son bu baax a baax à travers suñu maman yëpp nga xam ñu ngi si diwaanu Jolof mais Mister Do ñu gis sa son bii nii mais dafa mel ni yow bu ñu waxee rap yemoo ci rap kese bokkoo ci ñu ngi wax ne rap dafa war a dëgër bi da nga bokk dafa mel ni da nga bokk si artistes yi nga xam ne dañoo ko weer maanaam dañuy def rap maanaam mbalax rek nga dul def par exemple da ngay def rap R&B yaa ko gën a yooyu noonu foofu dañ ko yëngatu bu baax a baax ndax à travers son mën nañ déglu foofu noonu. waaw mooy li ma la wax sànq rek man j'aime bien quand je parle c'est-à-dire la musique man musique parce que tey yaakaar naa ne que bu fekkee ni que da nga nekk un porteur de voix et da nga war a def le tout pour que ce message mu jàll ci anam bu ñu la yaakaaree ni que soo fa jaaralee sa message dana jàll parce que tey am na ñoo xamante ni bu ñuy déglu rap ci rap rek lañ mën a consommer lu ñuy déglu am na ñoo xamante ni mënoo leen tegal rap ba ñu déglu ko am na ñoo xamante ni tey à travers si R&B lañ mën a déggee yenn messages yi ñi à travers par exemple ci reggae li ñuy déggee yenn messages yi kon donc puisque ñun dañoo nekk ay artistes yoo xamante ni nous sommes des porteurs de voix aussi nous sommes aussi des défenseurs des faibles alors nous devons faire en quelque sorte que notre musique ñu def ko ci yenn anam yoo xamante ni ñi ñuy déglu danañ ko mën a comprendre. D'accord. Par exemple tey bu génnee benn son R&B et que ki nga xamante ne R&B rek lay déglu dana ko jox wàllam et bu génnee tey benn son rap parce que j'ai des singles de rap. donc ñi nga xamante ne rap lañ mën a déglu di nga leen mën a jox seen wàll. comme ak aussi tamit ki nga xamante ne reggae rek la mën a déglu ma jox ko wàllam donc man dama bëgg lépp loo xamante ni dama ko génnee di si passer message yow mi nga xamante ne da nga bëgg musique nga koy nekk di ko déglu loolu moo tax man c'est-à-dire je suis polyvalent à travers la musique damay def rap damay def reggae damay soul pourquoi pas mbalax parce que lu tax ma ne pourquoi pas mbalax am na ñoo xamante ne si mbalax la ñu déglu yenn messages yi mais su ma amee benn message boo xamante ne dama bëgg mu jàll te mu leer ma ne que lii su ma ko jàllalee ci côté mbalax ñi danañ ma déglu mais dama koy def parce que man maa choisir doon quelqu'un qui veut défendre la population qui parle
si ñi nga xamante ni amul opportunité pour wax. kon donc il faut que ma def loo xamante ni ñoom au moins danañ ko déglu à travers ci yenn méthode musicale voilà. mi ngi noonu dégg nga wax message bu baax a baax rapport la mais xaaral ko si rapport yi bees maanaam rapport yi nga xam mooy rapport multifacette yi nga xam ne léegi instant bi par exemple ay ñoom prix ñi nga xam ne instant bi la neex dañuy tibbee. voilà mais surtout sa rapport ak booy yi nga xam mooy booyu daara yi nan la mel seen rapport yenn rapport yi nga xam ne nekk fii actuellement. waaw man moom dama sant yàlla bu baax a baax. parce que muy rappeurs yi muy DJ yi awma ci kenn xaar ma xam nga wax ne xaw ma xaar ma yàlla voilà ñëpp laa seqal jàmm parce que man maa ko wone man maa indi benn caractère boo xamante ne dañ may jox cër mais aussi dama lay jox cër parce que nit ki ni ñuy wax naan le respect est réciproque nit ki da ngay c'est-à-dire jox ko li moom mu delloo li nga moom noonu laa mel artiste daara yëpp amul kenn koo xamante ne mos na taxaw ne à travers la musique bi rek Mister Do wax na ma lu ma métti wala Mister Do war na def na dara booloo ma ci wala nii amul ñëpp laa am ak jàmm te ñëpp laa yor seen numéro damay wootanteeg ñoom damay nekk dégg ak ñoom donc wax dëgg yàlla côté boobu moom awma ci kenn problème il se peut nag des fois population bi ñoo jax seen nit ñi parce que des fois mën nañ indi benn artiste di ko collé ak benn artiste naan voilà diw nii te fekk la loolu population bi fans yi ñoo koy def dañuy def attention parce que fans yi dañuy jaxase artistes yi mais ñun artiste seen biir suñu biir amul problème ñëpp laay dégganteeg ñëpp ku ci génn sound dama koy envoyé par WhatsApp ma déglu ko apprécier même bu fekkee dafa am ay faute donc dama la koy wax parce que tamit nit bu ñuy ànd foog ngeen waxante dëgg man du ma jaay benn artiste daara fii du ma jaay benn artiste aussi tamit yaakaar naa benn artiste du ma jaay ku mu am loo xamante ni war nga ma ko wax ñëwal nga wax ma ko man bu ma amee lu ma wax ci artistes yi wallahi azim dama leen koy wax du ma ci nëbb dara parce que man képp ku ma xam ne ni ci dëgg laay wéy donc en tout cas artistes yi nekk daara man ñëpp laa amal jàmm seen liggéey maa ngi koy rafetlu ñoom ñëpp maa ngi déglu seen sound ñoo ma koy envoyé maa ngi apprécier donc côté boobu moom bon sant naa si yàlla bu baax a baax. àdduna amul solo comme ni nga ko daa waxee jàmm rek moo wóor te jàmm rek moom mooy sàppate mais comme ni nga wax si côté jàmm boobu noonu yéen a ngi am jàmm ba nga dafa benn featuring ak benn rapport daal. bon loolu moom mosul am. lu tax mosut a am. bon xëy na peut-être. parce que dañoo seetlu baax yéen tamit affaire featuring booy daara yi maanaam tollagu leen fenn fi nga xam ne instant yi dañoo war a boole nekk benn masse maanaam featuring yooyu dañuy dimbali ci lu bëri day tax par exemple fans Elbas ak fans VGMD wala fans Do bu ñaar ñu jaxasoo day tax seen fan day dem ba nekk benn lu tax foofu noonu yéen doo leen si dox ay pas ay jéego pour ngeen mën a nekk benn ay featuring yooyu noonu. waaw xam nga featuring moom xam nga du wees. featuring du wees. boo gisee man amaguma featuring ak artistes yi nga xamante ni ñu ngi Jolof. xëy na peut-être man fi ma nekk la parce que man maa ngi joobee côté Nouakchott man presque sama sound yëpp sama affaire musicale yëpp côté boobu la voilà beneen affaire bi tamit am na artistes yoo xamante ne woo nañ ma pour ma def ak ñoom featuring mais moment bu ñu nee woo day fekk maa ngi Mauritanie waaw man fii année scolaire laa fi nekk vacances Mauritanie la may fekk année scolaire yi moom du ma bàyyi njàng mi ne maa ngi def ay kéeg yooyu man non année scolaire bu tàmbalee j'arrête après vacances nag ma nekk ci musique bi mais le moment que ngay may woo naan ma ni def featuring day fekk ci vacances la te boobu Mauritanie la may fekk. voilà donc nag amaguma chance pour def ak benn artiste featuring mais nag je suis prêt parce que ku ma woo ci featuring fekk ma am temps dama koy def ak yow. voilà parce que featuring lu baax la parce que day tax comme ni nga wax léegi rek. waaw day rataxal diggante quoi waaw. sa biir wax yaa ngi wax ay côté Nouakchott ay Mauritanie yooyu noonu. d'accord sa mère fa la nekk mais boo demee Nouakchott est-ce que yaa ngi fay jóobee comme ni ngay jóobee daal maanaam mën nañu la laaj say nit nan lañ mel Nouakchott foofu noonu say fans. macha allah sant yàlla bu baax a baax. parce que le 14 février 2018. def naa benn concert Nouakchott. waaw. benn concert wax dëgg yàlla mu réussir à 100%. parce que ba ma ko doon def sax ñu bëri ñu ngi wax voilà kii. il est du Sénégal mu ñëw fii Nouakchott ci koñ bëgg a def concert donc voilà du réussir far yàlla dimbale ma mu réussir ni ma amee fans fii nii au niveau de Daara noonu laa ko amee Mauritanie wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax a baax parce que ba ma wootee ñëpp a ñëw donc man daal je suis de Daara mais aussi am naa ay éléments yoo xamante ni ñu ngi Mauritanie ni ma mel Daara loolu laa mel Mauritanie ni ma waa Daara bëggee fonk ma noonu aussi tamit la ma waa Nouakchott 5e bëggee fonk ma voilà donc daal en tout cas Mauritanie daal maa ngi fay bay sama waar su ma demee su ma ñëwee fii tamit maa ngi bay sama waar. d'accord base bi yëpp moo tamit duñ dugg mu tënk nuyu nga xam mooy
El Dadi. El Dadi voilà waaw kooku sama xarit la parce que ñu ñoo bokk sax ko ñu borom baax la kenn du waaw borom baax la moom El Dadi na sa jàmm yàgg mais mën nga xam tey lan moo sa secret si rap bi tey sa secret si musique sax laay wax yow. waaw man sama secret si musique secret mooy que man damay jàngat man je vois les choses autrement à chaque fois man su ma demee école non seulement damay dem pour apprendre pour jàng mais à travers sama musique dama ci c'est-à-dire dama si jàng dara pour coppati si def ko si sama musique su ma suñ toogee jotaay li gars yi di wax jagg dama si jàngat am lu ma si coppati dugal sama musique ak fu ma munti dem puisque damay teewal population bi des fois sax ma génn benn son wax way yow nga gisi sa bopp mu mel ni que nii que yow yaa toog di ma nettali te fekk la man maa la jàngat jël texte bi bind ba su ma ko génnee yow nga gisi sa bopp loolu secret la loolu mooy waral des fois boo génnee benn son mu touché ñu koy déglu loolu secret la mooy sama secret man à chaque fois su ma jëlee bind rek xamal ne am na lu ma gis xamal ne am na li tax ma bind mais du ma jël rek volontairement jékki-jékki jël rek bind rien pour le plaisir d'écrire non man à chaque fois bu ma bindee benn single rek c'est parce que am na fi ma jëlee ay info am na lu tax ma bind donc man vraiment sama côté musique moom damay nëbbatu nag di job waaw damay nëbbatu di job tey mën nga jékki-jékki ñëw suñu kër laajte Mister Do ñun la Mister Do dafa génn fekk Mister Do mi ngi si biir di job damay job affaire bi job la man moom damay job puisque man maa obtenir nekk artiste foo ma fekk saa yoo ma gisul rek jàppal ne maa ngi job voilà maa ngi liggéey mooy waral à chaque fois lu ma génn rek des millions et des millions de personnes di ko consommer. d'accord loolu mooy yoon ba tax day wax day génn li nga xam mooy touchant ay yooyu da nga bëgg affaire yooyu ay touchant ay waaw sensible ok ba tax mu génn benn son mu nekk son bi nga xam ne bokk na si son bi nga xam comme affaire touchant ba tey si lay wax mu nekk My Life tamit yaa ko dóor waaw My Life maa ko dóor parce que My Life bi pour éclaircir moom mooy sama son de confirmation d'accord parce que su ma ne My Life maanaam sama àdduna damay ci wax parce que man dama sant yàlla parce que si musique bi dama ciy dugg mu neex sama yaay comme ni ma yàgg di wax rek sama yaay mooy sama fans numéro 1 sama yaay moom moo njëkk a taxaw mën ma waaw moo ma doolee mun ma loo génne maa ko njëkk a déglu donc moom moo njëkk a ñëw fekk si ma si côté boobu noonu sama papa ñëw fekk si ma donc ma kontaan ci loolu moo tax ma génne benn son et tuddee ko My Life parce que dama sant yàlla bu baax a baax am na ñoo xam te ñu ngi dugg si musique seen papa mu ngi leen di tere ñi nga am ay problème di nëbbatu man nag damay génn sound avant que kenn du ko déglu ma ñëw branché ko si ufa bi ma ne yaay déglu mu déglu pare ne ma neex na demal wan ko sa papa ma dem sama papa déglu mu apprécier ma doon ko génne loolu moo tax ma génne benn sound bi nga xam te ne mu tuddee ko My Life pour parler de moi voilà. dañuy daal di bàyyi téléspectateurs yi ak li nga xam ne ñooy suñu mbokk internet yi daal déglu son bi nga xam ne mooy My Life bi nga xam ne Mister Do moo ko def à travers li nga xam ne moom mooy ci son boobu My Life dégg nga wax sànq mu si rafetlu li nga xam ne bëri si côté viam maanaam ci côté ni mu mel nee na parents ñu koy déglu ak ñi nga xam ne moom mooy ay yaay mu génne son yaay moo ko njëkk a déglu ak ñi nga xam ne moom mooy papaam Mister Do mu wax My Life ñu bàyyi My Life daw ngeen déglu sama yaay xamul woon bi may door a dugg ci lii sama papa yëgul woon wante tey jii soo bi rek ci dugg biir gàlle yaay woo ma ne ma sama doom dégg naa léegi dangay waay sant sama yaay booy sant sama papa ñaanal na ma ci li ma bëgg yoon bi gudd na foo ma yegg di nuyu yàlla ndax am na seen ñaan si kii xool sama yaay ne ko mama li ma bëgg jàpp sama loxo ne ma sama doom bu tiit bu ragal ma xam ni bal bi tàkk na sama papa génn ma dégg na seeni wax wante Abdou xamal ni yoon bi nga jël ni man mi sa baay ak sa yaay ñu nañu seen
xol sedd na sant sama yaay booy sant sama papa ñaanal nañu ma ci li ma bëgg yoon bi gudd na faw ma yegg soobee Yàlla ndax am na seeni ñaan booba léegi maa ngi dégg ñu naan musique Jolof bu dul Mr Dou day lëndëm léegi li ma war mooy bañ a reculer doon na mbër ci làmb musique samp sama ndënd dëkku Youssou Ndour waale xam ni bés dina ñëw dina leen mësa daane sant sama yaay booy sant sama papa ñaanal nañu ma ci li ma bëgg ak nga xam mooy Mr Dou mu nekk son bu neex son bu dëpp kenn ku nekk sañoon nga booy def way wala nga def milieu boo mënti nekk muy ñun animateurs yi wala journalistes yi yaa xam nooy yëngul sa waajur ñaanal si bu baax a baax nga am benn sens nag sa papa ak sa yaay ñaanal la si li nga xam moom mooy si wàllu carrière musicale bi nga xam moom nga jël mais Mr Dou dañoo bëgg a tënk sa li nga xam ne moom mooy benn question dama ko bëgg a tënk rek ndax temps bi mi ngi bëgg a xoj muy dañoo ñëw si the first ak li nga xam mooy second first maanaam 2016 ak 2018 nga génn ñaar yooyu lan lañ si mën a wax waaw bon donc dafa am the first flash moom mooy la première sortie donc noonu la ñuy def à chaque fois dañuy def par étape donc suñ première sortie yi ñu génn ak 7 titres voilà donc loolu tamit fësal suñu tour ñi def concert mu jàll ñu ci commencé di si am ay fans ñi nga xam ne dañuy bëgg à travers la musique à travers ñi nga xamante ne moom la ñuy way et c'était en 2015 voilà donc ñu dem ba 2018 donc ñu ñuy laajaat naa ñu lu bees ñu génnewaat 7 titres waat mooy si 2018 bi donc moom loolu ngeen gis ma def benn concert fii nii si 8 mars bi pour fësal loolu voilà donc noonu la demee aussi tamit des na la 3e sortie donc 3e sortie bi incha allah donc dana gën a professionnel aussi tamit dana gën a exceptionnel daal en tout cas voilà. yéen a ko déggandoo 3e sortie baa ngi waaj ñëw ngeen xaar ko ak Mr Dou tout est possible mais Mr Dou dañoo bëgg balaa ngay tàggatoo comme que temps beeg ñu xoj ñu ko sànq rek dama ñu benn freestyle bu ndaw rek acapella yaa xam noo ko bëgg a defee rek bu ndaw rek bi nga xam ne du jël temps bu baax bu bëri bon ci côté rap wala ci côté R&B parce que maa ngi fépp côté rap bi c'est côté rap bi nga xam moom ngay wax mooy trahison nga may si benn freestyle trahison R&B way la wala rap nga bëgg dama si rap bi ci rap bi waaw ok MC yëpp laa fi wàcc seen gàlle doon foo seen famille wala ma fi teg lu easy ndaxte game bi la ñu see doo ton rap c'est de la pollution wax naa ko mais déggoo ngeen ratatati ni muuma ayu leen ci flow seen ba sa jigéen nu baatu kumba musique bu doon jëmm nit maa si tànk loxo nopp ci kin baat bët gémmin armé naa ba toog like man la gàdd semin dama feebar ci flow daf ci wem rakaju si technique Mr Dou rap mi doo ko technique est-ce que rier rap am na jolof ngay laajte dégg naa yaa ngi bind texte Mr Dou ngay clashé bu dee mën nga réeree xëy dëmm tey nga fande Mr Dou wex xaatu dëgër këcc du fondé booy gën yi di dëmm lu seen rab taxawee Mr Dou ko fondé. nice na trop yaa macha allah nice na ok noonu liggéey rek moo wóor jóg moo wóor mais Mr Dou l'émission tire à sa fin mu nekkoon benn émission bi nga xam mu ko seexoon tey ak yow nee naa la émission Kaay Teg Si Biir la ñuy wax émission 100% hip hop la dañoo bëgg a jël booy yi nga xam ne nekk si diwaanu Daara Jolof yëkkati leen bañ dem ci kaw a kaw pourquoi pas ñu dégg ñoom Dip ñoom Ngaaka Blindé ak ñi nga xam ne Canabasse ñu dégg leen fa mais ci biir sànq defoon nga benn émission benn kii bi nga xam mooy sargal jigéen mais à part sargal jigéen est-ce que da nga am beneen maanaam beneen organisation bi nga xam ne mu ngay waaj a def bien sûr parce que sargal jigéen bi boo gisee man mujjuma yéeg sur scène parce que dama dem bañ may woo temps bi nga xam te ne moo nekkoon si autorisation bi jeex te aussi tamit loolu métti ay fans yu bëri nekk daara donc maa ngi waajal benn bés incha allah donc du ma teel a annoncé mais dinaa ko def biir daara boobaa dinaa yegg 45 minutes sur scène donc way leen ba ngeen kontaan aussi tamit maa ngi waajal benn tournée man ak Guité 2 donc tournée bi ñu ngi koy def à travers Bakéji Vélingara Thiel daara sax da ciy bokk incha allah donc loolu mi ngi nekk si fête yi donc en tout cas tamit bon ngeen xaar daal pare ñu ngi war a prester yu bëri parce que saa ñu génne macha allah am na 7 titres yoo xamante ni tey war nañ ko presser sur scène pour bëggal fans yi donc en tout cas ngeen xaar ñu yàggatul dara si fête yi donc Mr Dou dana am lu mu def ak yéen.
voilà. si li nga waxee loolu 7 titres yooyu noonu est-ce que yéen a ngi jéem a xool li ngeen jéem a jëf seen son pour mu àgg si niveau national parce que dafa mel ni yéen seen rap si daara bi rek la yem da ngeen bëgg ñu déglu ko ay nawetaan ay Oscar ay yooyu noonu. mais pourquoi da ngeen di jéem a def pour mu gën a yéeg ci benn niveau bi. non xam nga li ñu wax tepp gën ñu rët parce que bay si sa yow tànk gis nga boo nekkee artiste ak loo mënti doon fexeel ba fi nga dëkk sa fief base bi ñoom nan am leen ba pare ñoom nan la gëm ba pare après boo génnee mooy loolu mais bu fekkee ni que da nga bàyyi sa base dem génn du am sens donc lii la ñuy débuté bëggee ñu fi nekk xam nañu ko ñun ñu ngi si dara ba pare ñu door a génne def quelque chose de international voilà. ñoo ñooy fan si Mister Dou maanaam jigéen gis nañ bëri si trop. voilà lan nga leen di wax. ñooñu du famille lañ. donc ñoom ñooy partenaire yu Mister Dou man partenaire laay wax man j'aime pas fans. parce que pour man fans da lay fan rek après mais ñooñu ay partenaire lañ ñooñu musique bi taxul ñu bëgg ma ñooñu dañu bëgg te yàlla tax. comprendre nga kon donc ñooñu ay partenaire lañ aussi lu ma sumb rek. ñoom ñoo dooleel ma di si def seen alal donc ñoom ñooy du famille ñi nga xam ne ñu ngi Daara Jolof donc ñooñu maa ngi leen di big up ñooñu oma seen fay wallahi la azim kenn bu ma toggee 2 jours déggul ma kenn ku nekk da nga jël sa téléphone woo ma du ci loo nekk su ma demee Mauritanie à chaque fois dañu nekk di ma envoyer message di ma laaj ci loo nekk des fois sax ñi di ma conseiller naan ma waroo toog benn fan te jooboo xam nga ne à chaque fois fan si day gën a yokk voilà donc ñoom moom awma seen fay du famille et aussi tamit di la wax ne du famille ubbil nañ ñëpp porte ku bëgg mën nga ñëw intégrer si du famille donc mi ngi fii ni Daara Jolof voilà. te c'est gratuit. c'est gratuit bien sûr. mais est-ce que Mister Dou yaa ngi préparé say côté vidéo parce que gis nañ récemment diggante Daara Linguère Wizi MD nga fi wax ak ki nga xam moom mooy suñu Big Maxu. waaw ñaa ñoo fi génne ay vidéo est-ce que yaa ngi pare pour côté vidéo côté boobu. waaw xam nga loolu question boobu doon naa ko xaar. parce que man dama bëgg à chaque fois su may def dara. mu doon lu professionnel. man waratuma def luy naxasaay. parce que dafa am lu muy bëgg. dafa am lu muy bëgg di moins am ñoo xamante ne dañoo am fu ñu ma teg waratuma def loo xamante ni ce sera quelque chose d'ordinaire dama def quelque chose qui sera extraordinaire donc wàllum vidéo su ma neexoon tey une semaine yu nekk ma génn 3 vidéos yàlla xam na ko parce que am naa capacité bi mais du ma ko def parce que damay toog xaar vidéo bi incha allah dana génne te mooy 3e flash bi ma la wax sànq. te vidéo bu génnee dana doon quelque chose de international. incha allahu rabbi ñu ngi si nekk di si jóg man ak sama staff man maa leen ko promettre xam nga Daara gisagul kenn koo xamante ne produit na benn vidéo bu international dañu waxante dëgg amagul man maa koy def. parce que am naa ngëm est-ce que nekkul comme ni nga wax sànq rek bàyyi si say yow tant que nga commencé si base bi. waaw mooy li ma la wax gis nga ñun artistes yi benn lañ. Wizi MD laa fay. Wizi MD génne na benn vidéo boo xamante ni fii Jolof la teewal Jolof fësal Jolof mais puisque Wizi MD laa fay mais amatul importance pour ñu def ko parce que Wizi MD ñoom benn la. bu fekkee ni moom Mister Dou du Wizi MD. waaw parce que bu fekkee ni Wizi MD la ko def man ma ñoo def ko dañuy wax ne concurrence la te alors que ñun du concurrence Wizi MD na joof fii ma joobee fee ñu ànd fësal Jolof puisque moom def na ko fësal na Jolof ñu koy rafetlu aussi tamit di ko saluer de passage donc nag ñun dañuy dem xooli leneen mais tey su ma ko defoon nga dégg ñu naan voilà des concurrence mais Wizi MD clip bi dafa nice lan moo des bi Daara lu wanewul presque wane na lépp wax na lépp li nga xam mooy kàddu Jolof boo nee Daara tamit yow balaa ngay dem si niveau international wala niveau yaa mën a xam yow sa base fii la njëkk dangaa war a wane Daara pare du question de concurrence de parce que nit ñi ki mën leen dara wax mais yow balaa nga war a wane Daara carrément pare sa vidéo Daara waaw xam nga loolu dëgg la mën naa ko def wallahi mën naa def benn vidéo boo xamante ni damay wane Daara wane waat Daara laay wax sax parce que Wizi MD wane na ko pare mën naa ko def loolu benn problème mais su ma si waxtaanee ak sama staff buñ ne ma defal benn vidéo bi nga xamante ni day wane Daara ma def ko si le même moment ma defaat benn vidéo boo xam ne ce sera international mais en tout cas je suis prêt pour faire une vidéo qui sera internationale. incha allah voilà. yàlla mën na lépp lu professionnel daal nga bëgg a def kon mën nañ xaar Mister Dou ci lu professionnel. Mister Dou daal boo koy xaar léegi. si côté professionnalisme man lu ordinaire du nekkul sama. boo wàcc dara extraordinaire rek voilà. tey su ma la waxoon nga tàggoo lan mooy doon sa dernier mot. voilà donc vraiment di kontaan lool. parce que lii moom dafa nekk benn initiative bu nice. donc li nga xamante ni au moins day fësal artistes yoo xamante ni ñu ngi ci commune bi donc vraiment lii moom trop aussi di kontaan ci yow et parce que tamit vraiment yaa ngi liggéey lu am solo et di la ñaanal ci li nga nekk nii nga dem ba bon di représenter ci télé yi gën a mag à travers le monde entier donc di ziar tamit sama grand Baye vraiment moom tamit mi ngi def liggéey bu am solo voilà en tout cas di ziar ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi safo IDTV en tout cas ça a été un plaisir que nga invité ma fii au moins ma fësal loo xamante ni vraiment moom laa liggéey en tout cas daal kontaan na trop vraiment
Mister Dou la woon si biir émission kaay teg si brique ngeen ànd si kan ak Prince nee naa la mooy émission bi nga xam ne émission hip hop la yéen ñi nga xam ne nekk si diwaan Daara Jolof xaar leen bu fekkee rab ngay def rek incha allah Prince dina ñëw dafa yóbbee émission bu toog bu neex a neex mais tey nag du ma jeex te gërëm ñi nga xam ne ñoom mooy suñu ñi nga xam ne ñoom ñooy envoyé SMS via WhatsApp Facebook Instagram naan bonne continuation yéen kenn amul seen fay di leen wax na jaaraama ñaan leen rek ndax instant bi nee naa la yéen ñu fi tax a toog defuñ dara pour def ko pour ay bëgg a buzz wala dañ fa bëgg a nekk pour jëmale daara yóbbu ko beneen niveau mais dinaa gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu youtubeurs yi nga xam ne chaque jour ñu ngi envoyé ay message di ñu wax lu baax si ñun mais di gërëm ñi nga xam ne équipe Idée TV bi yëpp du ma fàtte bàyyi sama caméraman kenn du moom dundal ak Sidi képp nga xam ne yaa ngi si biir Idée TV rek Prince mu ngi lay wax di dëkk sama gars yi Idée TV la woon kaay teg si brique beneen numéro mooy dàq incha allah bye ciao ciao. ko ci yoon li ma flow def ko ci yoon xeere si jàppe ma noon li ma juñ jox ko tu bon salaamu aleyka laay nuyoo riir sa bopp di way na yoo men you know where I'm from gaynde maaj bi laay wuyoo yekkal bit bi ba mu nice na liggéeyu architecte raxas maaj bi ba mu set kila wax ci teg rap ba góor jigéen yi